mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média. benn waxtu jot na li gën a fës ci xibaar yi événement bi tirage au sort coupe du monde Qatar 2022 bu ñeenti waxtu jotee kon fii ci Ndakaaru juróom-ñetti waxtu foofa ca boobee dëkk Sénégal nag ñi ngi xaar ci ban poule la war a bokk di ngeen ci ànd kon ak Mame Fatou Ndoye événement bi di ngeen ko dund en direct ci télévision Futur Média. ci jamono jooju fële ca Ziguinchor ñu ngay wéyal kon procès Boffa Bayotte di massacre ba fa amoon ba léegi kon ñi ngi déglu journaliste bi di René Capain Bassène avocat yi ak muy juge ba ak procureur ñu ngi koy déglu ñoom nag tey avocat yi défense bi sax ñoo am ay laaj yoo xamante ni kon ñu ngi koy laaj boobee suñu naataangoo dem na nit ba ab expertise maanaam daal gën a xoolaat mail yi mu doon wecce ko moom mii di René Capain Bassène di wedd rek tuuma yi nu teg ci koom. ci weekend bi kon ñu tàmbali koor gi jullitu àdduna bi borom xam-xam bi nag ci wàllu astronomie di Maram Kayre jàpp ni weer wi moom kenn mënu ko teg bët jaxlan ci tey ji xanaa suba ci samedi ji ci lay gën a feeñ mu jàpp ni kon rek xiiro ngaayo wala sax division dana am kon ci njëlbeen gi ndax am na réew yoo xamante ni muy France nar nañoo tàmbale woor te duñ gis aw weer Sénégal nag am na rek yoo xamante tamit foog rek ñu daal di gis weer wi laata kon ñu daal di tàmbali dinañ leen jagleel it ab dossier ñu jagleel ko fitna gi ci daara yi ko si depp daal di xayma ne kon di ci ëpp nag ci ndongo daara yi lay jógee enseignants yi topp ci surveillants yi ak proviseurs yi ba ci censeurs yi ñoom it yenn saa yi lay indi fitna ci daara yi seen loxo génn ci kon ba tax na rek acteurs yi ku ci nekk njaa ngi xool naka lañ def nga xeex boobee fitna ci daara yi su ngeen taaxir lu ñu yaatal xibaar yi. daleen jàmm ca Sénégal ak fii ci kon Ndakaaru ba ci sax Qatar kon ñuy xaar rek tey jii ci ngoon tirage au sort jëm kon ci coupe du monde Qatar 2022 Sénégal ginnaaw bi mu qualifié nekk ci lot numéro 3 bi Mame Fatou Ndoye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Chérif di nga ko waxee noonu la ñàkkul li des ci tirage au sort bi bëreetul ñeenti waxtu fële ca Qatar ñu war a xam nag Sénégal ñan ñooy doon ay adversaire am ci li nga xam ne mooy coupe du monde bi ñu fàttali ni rek coupe du monde bi tirage au sort bi dina fexe ba ñu am juróom-ñetti poule bu ci nekk am ñeenti équipe Sénégal nag nekk ci chapeau 3 bi Sénégal nag am forte délégation foofu noonu ngir assister ci tirage au sort bi loolu sax ki ñu ko xamal mooy président ANPS di Abdoulaye Thiam moom la ñuy déglu ndax moom mu nga fële ca Doha mu jox ñu un peu ambiance bi nga xam ne moo jiitu li nga xam ne mooy tirage au sort bi Ablaye ñu ngi lay nuyu. waa capitale bu Qatar fii ak simili yu néew dinañu amal tirage au sort bi nga xam ne moom mooy coupe du monde de football comme ni nga ko xamee nag Sénégal qualifié na ci coupe du monde bi nga xam ne Doha wala Qatar moo ko war a organiser guléet dëkk boo xam ne dëkku arab la deuxièmement mu nekk aussi dëkku julit muy organiser coupe du monde depuis bi ñu ko tàmbalee 1930 ba léegi nii léegi nag Sénégal déplacé na ak délégation bu forte boo xam ne maître Augustin Senghor moo ko jiite di premier vice président confédération africaine de football ànd ak ministre Abdoulaye Seydou Sow ànd ak vice président Amadou Kane ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Tidiane Seck secrétaire général aussi nga xam ne Victor Ciss ànd ak délégation bi mais aussi ak sunu ancienne vedette ki nga xam ne mooy Khalilou Fadiga gis nañ fii nag ay entraîneurs yu bëri gis nañ ay stars yu bëri yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi fii ci capitale Doha li ñuy ñaanal yàlla rek ñi ñaan yàlla mooy que Sénégal tombé ci poule boo xam ne poule du nekk poule bu méttee mais ñu ngi koy ñaanal aussi yeneen dëkk africain ku mel ni Tunisie ku mel ni Maroc ku mel ni Ghana ku mel ni aussi ki nga xam ne moom mooy Cameroun mooy juróomu équipe yoo xam ne ñoom ñoo nar représenté Afrique donc Chérif fii ak simili dinañ daje fële nga xam ne moom mooy convention exhibition foofu la ñuy defee tirage au sort bi donc fii ak ci kanam tuuti incha allah rabbi dinañ ñëwaat ñu xool ñan la Sénégal nar a jonganteel jërë ngeen jëf. gis ngeen ko noonu kon moom Ablaye Thiam di sunu naataango Mame Fatou Sénégal nag bu ñu doon l'autorité yi fan la war a mën a bokk. waa ñuy jaajëfal aussi Ablaye Thiam ci disponibilité bi waaw l'autorité bi moom dina mën nañu jox le meilleur comme le pire mais mën nañu am yaakaar ni Sénégal nag vu chapeau bi mu nekk moom ak yeneen pays africains yëpp du am tirage bu yomb forcément mën na am benn gros donc morceau loolu tamit jàngat boo xam ne la Mamadou Ndiaye defal nañu ko boole ci aussi profito waale wanaale ñu fi nga xam ne mooy stade yi nga xam ne ñoo nar a abrité match yi Mamadou Ndiaye.
tey jii ci àjjuma ji fële ca Doha la ñuy amal tirage au sort bu coupe du monde Qatar 2022 ñenn ñu duppee ko vendredi de suspense maanaam àjjuma bi fas yéene leeral groupe yi maanaam dëkk yi nga xamante ni ñoo qualifié ci coupe du monde Qatar 2022 yan poule la ñuy bokk. Sénégal bokk ci juróomi dëkk yi fas yéene représenté Afrique moom ak Maroc Tunisie Ghana ak Cameroun tey la ñuy xam ban groupe la ñuy bokk. bu ñu desee ci Sénégal tirage au sort bi ñu jàpp ni moo gën a yemamaay moom mën na nekk ndaxte équipe nationale bu Sénégal bokk ci pot 3 mën na daje Qatar États-Unis ak ñii di waa Pérou wala yi tamit Australie. waaye bu ñu demee ci beneen tirage boo xamante ni ñenn ñi dañ ko duppee sax groupe de feu Sénégal mën na fa bokk ak France Allemagne ak ñii di waa Équateur. boobu tirage nag ñenn ñi duppee ko lu mën a nekk la waaye dina nekk groupe bu jafe-jafe pour équipe nationale bu Sénégal waaye tontu bi tey lañ koy xam ci bu 16h jotee fii ci Ndakaaru 19h fële ca Doha la ñuy xam ban groupe la équipe nationale bu Sénégal fas yéene bokkal coupe du monde Qatar 2022. coupe du monde boobu nag ñu ngi ko jàpp ci weeru novembre le 21 novembre 2022 la ñuy fas yéene amal match d'ouverture bi final bi ñu jàpp ko dimanche 18 décembre ci atum 2022. juróomi ville fële ca Qatar ñoo fas yéene dalal compétition bi muy Doha Al Riyad Al Khour Al Wakhra ak Lusail juróomi ville yooyu fas yéene dalal lii di compétition bi. ok jërëjëf Mamadou Ndiaye li si des bëreetul waaye nag kuy dem compétition bu mel ni coupe du monde ak dayo bi nga fa yóbbu waroo ragal kenn loolu jàngatu Demba Varor la mu nekk poule bu 10 wala poule bu yemamaay Sénégal am na carte bu mu war a jouer ci coupe du monde bile ñu déglu jàngat bi nga xam ne moom ak Cheikh Sadibou Diarra def nañ ko. mais Danemark gën a difficile peut-être que équipe boo xam ne sax mën na jël mos na jël coupe du monde jàpp naa ne tirage bi bu ñëwee li la ciy génnee mooy détermination que mu nekk contre des grandes expériences parce que ça fait 7 ans même coach bi la joué nañ ñaari final CAN gagné benn li mooy capitaine u Naples Edouard Mendy mooy góolu Chelsea gagné ligue que bële mais ça ne veut rien dire encore parce que coupe du monde day compétition boo xam ne dafa jafe. groupe Cheikh Sadibou Diarra Qatar nag nar a nekk donc le lieu de convergence comme ni ñu koy waxee ñi nga xam ne ñëpp dañoo bëgg football Sénégal du ci des gannaaw ndax supporters yi fi mu ne yaakaar naa ñu bëri am nañu yëg-yëg ngir mën a dem foofu nag ki fa teewal état du Sénégal mi ngi tudd Mouhamed Diallo moom mooy ambassadeur du Sénégal foofu ca Qatar moom nag mu wax mbégteem ngir mën a dalal li nga xam ne mooy équipe u Sénégal ak prochainement délégation yoo xam ne war nañu teew foofu noonu ñu déglu ko ci li nga xam ne mooy organisation bi ak niñ ko nar a waajale suñu mbégte ñun au niveau d'ambassade ak personnel ambassade bi mboole mu diaspora sénégalaise bu fi dund ñëpp ànd ci mbégte moomu donc di wane ne ni ki démb lañ doon def levée de drapeau pour juróom-ñeent réew yi nga xam ne ñoo qualifié ci mondial Qatar 2022 lañ doon yëkkati raaya yi nga xam ne ñoo dem ci mondial bi et puis autorité Qatar yi tamit magnifié ko kontaan ànd ak ñun ci mbégte boobu ci njiitalu Nasser Al Khadir président comité d'organisation Qatar 2022. waaw ci wàllu woowu ba tey pour wane ni engouement bi mu ngi fi ba léegi waa comité Alay Casa ñooy organiser tey benn fan zone donc pour donc assister ci li nga xam ne mooy tirage au sort ou coupe du monde bi ñoom d'ailleurs je pense que benn chaîne Qatar yi sax moo leen nar a defal direct bi donc ñu retransmettre ko fële ca Qatar ñu ngi koy amal nag ñetti waxtu bu jotee fële ca rond-point HLM Grand Yoff ci wetu mairie bi. donc sénégalais yi nga xam ne tamit bëgg nañu assister ci loolu en live mën nañu dem foofu noonu nga xam ne mooy rond-point HLM Grand Yoff comité Alay Casa organisé li ni mel ngir jëmmal tirage au sort coupe du monde 2022 li ñuy jeexalee tamit mooy actualité ci suñu wàll fii ak Ligue 1 bi tey ci suba ñi nga xam ne ñooy coach Alay Casa Sport d'ailleurs ak Jaraaf ak donc seeni capitaine jàkkaarloo nañoo
way taskatu xabaar yi ngir wax ci match choc bi nga xam ne mooy match Ligue 1 bu 16e journée suba Jaraaf war a dalal fële ci stade Iba Mar Diop Casa Sport 16h30 match boo xam ne la nag match bu am solo ndax fu mu ne nii Jaraaf xaw na jël tuuti retard par rapport ak Casa ak Génération Foot donc Casa nekk ci dynamique bu baax Casa nga xam ne pertegul benn match bi championnat bi commencé ba léegi mieux mi ngi enchaîner ay victoire ñoom ñooy co-leader ak waa Génération Foot donc ñaari équipe yooyu ñooy daje. ci wàllu woowu ñaari équipe yooyu donc suba ñooy nekk fële ci stade Iba Mar Diop ci occasion bi tamit Cheikh Gueye di entraîneur bu Jaraaf profité na ci ne vraiment Sénégal wal nañu xoolaat ci wàllu statut entraîneur jox ko gëddëm jox ko statut boo xam ne c'est défini dans les lois ou pourquoi pas dans le code du travail waaye jongante bi moom ci terrain bi lay doon te Jaraaf ak Casa xam naa ni match bu neex lay doon ñu profité ci dégtal leen aussi programme bi pour ngeen xam ko programme Ligue 1 bi 16e journée la ñuy joué ñu gis ni engouement bu am solo moo am donc ci wàllu championnat bi buñ ko gis programme bi mu dégtal ko téléspectateurs yi voilà donc Teungueth FC war a dajeek US Gorée Mbour Petite Côte di dajeek AS Pikine Dakar Sacré-Cœur war a dalal AS Douane Génération Foot di jongante ak Linguère Jaraaf war a dajeek Casa Sport match yooyu yëpp nag ñoom suba la ñuy am ci même heure bi 16h30 dimanche ñu jeexal Ligue 1 bi 16e journée bi Guédiawaye war a dajeek donc Jambar Ñambour war a dajeek SNEP suñu fàttali ni tamit ci classement bi fu mu ne nii Ñambour moo tëj ci kaw gi Génération Foot mooy P moom ak Casa Sport ñoom ñu ku ci nekk am ñaar fukki poñ ak juróom-benn yaakaar naa ni looloo fi gënoon fës ci wàllu tàggat yaram Chérif. di fàttali ne di nga fi ñëwaat ci kanam. dégtal téléspectateurs yi tirage au sort. ci plateau bu yaatu nag nga xam ne nañ ci feggoog suñu confrère bu desk sport bi yëpp ñoom Malick Thiandoum Bakary Cissé Talla aussi dinañ teew pour dégtal leen li nga xam ne mooy tirage au sort Qatar 2022 bi ñu. donc xam ñan la Sénégal di jonganteel ci prochaine coupe du monde. at mi daal seenam at la yéen waa sport. fi mu ne moom 2022 bi ñoo ko téye macha allah yàlla bokk ci groupe boo xam dina mën a vraiment sori quoi li ñu xaar Sénégal. non am nañ ci yaakaar Chérif je crois que ni Sénégal comme ni nga ko waxee sànq am na ñu ko ñemewul. donc équipe bu mag la ak expérience ak ay joueurs yu mag donc yaakaar naa ni tey booy dem ci xare bu mel nii da nga war a dem ak ambition. et puis voilà bu ñu ko liggéeyee ak peut-être état d'esprit bu ñu nekk nii je pense que war nañ mën a def dara. te ba pare dafa am benn fait boo xam ne bon le hasard des fois y a pas de hasard comme on dit. ndax 2002 la ñu organisé woon première coupe du monde en Asie. 2022 c'est la deuxième fois que voilà Asie di accueillir coupe du monde bu mel nii. donc ak li ñu defoon jàlloore 2002 mën nañu am yaakaar ni que bi yoon encore on fera même mieux. Inch'Allah parce que maa ngi gis surtout l'équipe bi ñoom France nga xamante ni mooy champion du monde en titre ñu ne pire tirage bu daje ak Sénégal mën na cee bokk donc bu nee champion du monde moo ñu ragal. ndax souvenir yi ci am la tamit ndax voilà 1-0 ba ca 31 mai 2002 ça restera toujours dans les mémoires et comme ni ma la wax rek Sénégal nekk na ci dynamique boo xam ne peut-être bu ñu gënee liggéey. renforcer yenn secteurs yi joueurs yi gëm ko ak expérience bu ñu jot a jël je pense que y a de quoi faire et voilà il faut y aller avec ambition. prise d'antenne bi ban heure la. 15h inch'Allah. kon bu ñetti waxtu jotee bu ngeen jógee jumaa rek dem leen kal ko ci Mame Fatou lu ngeen bëgg a xam di ngeen ko xam inch'Allah. merci beaucoup. jërëjëf ñu wéer la xibaar yi dem ca Ziguinchor foofu nag ñi ngi leen ko doon wax mu nekk rek kon procès boo fa bàyyit ba mu ngay wéy ñu ngi déglu nag journaliste bi di René Capain Bassène après président chambre criminelle bi ak procureur de la République tey avocat de la défense yi kon ñoom ñoo samp ay laaj di ko laaj rek boobee taskatu xabaar kon ñu joxoñ ko baaraamu tuuma ca la xewoon foofa ca ba fa boyat ca atum 2018 muy ay question yoo xamante nag question yu xaw a tar la buñ sukkandikoo kon suñu naataango bi ñu suivre boobu procès di Boubacar Diassi tey ji sax wàllu requête def nañ ko ki expertise jëm kon ci email yi René Capain Bassène doon weccoo ak ki doomu aadama dinañ ci ñëwaat ci ngoon compte rendu d'audience bi ak Boubacar Diassi. Survenu en janvier 2018. rek ci wàllu diine ñu ngi leen ko doon wax weekend bi nag jullitu àdduna bi ci la ñuy tàmbali koor gi weer woo xamante ni kon daanaka xewalu bëccëg du am bu sukkandikoo ci borom xam-xam bi ci wàllu astronomie jiite ko sax fii ci Sénégal di Maram Kayra tey moom kenn mën a gis aw weer fii ci Sénégal ak ci àdduna bi sax xanaa kay ëllëg ci samedi ji moom mooy bis bi nga xamante daal képp ku ko séentu bu timis jotee di nga ko gis terewul nag am na dëkk yoo xamante ni fas nañoo ëllëg muy ay France ak yu ni mel ni kon jullit yi dinañ xiiroowaat ci wàll woowu ñu déglu ko moom moo nekkoon ganu info du matin.
ku bëggee séntu dafa am ci loo koy natt mooy waxtu bi nga xamante ne jant bi suuf si ñu nekk ak weer bi dañuy aligné wu loolu la ñu tuddee conjonction ci wàllu astronomie te loolu tey ci aljuma bi 6h25 du matin la am léegi nag foog nga xaar diir fukki waxtu ak ñeent yu mat weer bi ci fànn yi feeñ dem ba nekk 1% maanaam boo jëloon téeméeri fànn yi benn bi mën ci feeñ tey bu jant bi sow fukki waxtu ak ñeent yooyu matagul te fànn yooyu tamit 0,4% la ñuy am maanaam boo jëlee téeméeri fànn benn bi sax feeñul loolu ñun ci suñu jumtukaay yi ñu utiliser sax nga xam ne moo ëpp doole bët fuuf ay téeméeri millions de fois xam nañ ne jumtukaay yooyu sax ñun mënuñu ko gis astronomie yi loolu la ñu d'accord maintenant mënul tere nag nit toog ne moom gis na weer waaye ñun ci li ñu xam mooy tey pour nga gis ko ak bët ñun jàpp nañ ne que mënul ne suba bu jant bi soowee weer bi dina nekk ci asamaan si ba 20h35 muy doog a soow dina def waxtu ak 13 minutes mooy nekk un jour lay am ak 13 heures de temps donc ci condition yooyu fépp fu asamaan si set dinañ ko mën a gis te du am jiixi jaaxa du am jafe-jafe. li mu nekkee woon daaw noonu la nar a nekkaatee at bi dinañ am division ñaari démarrage lay doon forcément ndax li koy indi mooy dafa am réew yoo xamante ne léegi dañuy sukkandiku ñoom ci astronomie kese ne comme conjonction bi am na maanaam weer bi juddu ci ëllëg si ñoom dañuy tàmbali. mooy Europe ak yooyu yëpp loolu la ñu jàpp fi mu nekk nii France moom ci weeru début mars bi la wax ne que moom suba lay tàmbali moom xaarul séntu weer mais ñi nga xam ne ñoom seen critère mooy séntu ba gisal ko seen bopp comme genre Sénégal ak yu mel noonu ñun dañu jàpp ne buñ ko séntoo samedi fu asamaan si set dinañ ko mën a gis. ñu des ba léegi rek ak Maram Kayra ci jokko boobu tamit xamle nañu kon li naan éclipse de la lune muy li naan fii ci Sénégal weer wi dañ koo jàpp kon neen altine fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai bi maanaam fii ak weer bu ñu demee ba 1h du matin kon weer wi dana am li naan kon wàllu éclipse loolu nag dana ci génn bu ñu demee ba 5h tegal kon 51 minutes kon fukki fan ak juróom-benn lay doon ci weeru mai bu ñu sukkandikoo ci borom xam-xam boobu muy éclipse bu nar a amaat. ñu wax it rek ci wàllu njàng meek njàngale mi waa COSYDEP bët ki démb bu génn nañ benn xayma ci fitna gi nemmeeku ci daara yi fii ci Sénégal nemmeeku na daal fitna ga lu ci ëpp nag ci ndongo la daara yi jógee maanaam 27% bu dee jàngalekat yi la ñaar fukk ak ñaar ci téeméer boo jël daal ñoom it seen loxo génnul ci boobee fitna mel ni kon proviseurs yi ak censeurs yi ñoo ci topp ba ci sax yooyee surveillant mel ni daal ñoom acteur éducation yi daal ku ci nekk am nga responsabilité ci violence bi nu nemmeeku loolu nag parents d'élèves yi ak élèves yi ku ci nekk tamit yaa ngi ciy joxe sa xalaat naka lañ mën a def kon ba fitna ñu mën koo dakkal ci barabu jàngukaay fii ci Sénégal ñu ànd ci ak Habib Faye ak Ismaïla Fall. lañ koy nemmeeku jamono ji ci école yi bëri na muy violence élèves yi ñoom bëri na ci ñoo xamante nit dañ koy teg ci seen ak ndodd léeg-léeg sax seen ak ñooñ ñoo leen koy yóbbee mu doon loo xam ne saa su nekk mi ngi gën a ëlëmub xel ci cours privé praticien bu Pikine élèves yi jamono ji sax ci vacances la ñu nekk vacances su deuxième trimestre bi la ci buntu bi gardien bi mooy ki ñay gàttandu joxoñu fa direction bi nekk ci biir bureau bi Abdoulaye Diallo moo fiy njiit li ñaawnu na lool jamono ji nga xamante nit lañu ne violence ci biir école yi. mais les personnes qui sont étrangères à l'école aussi dañ ciy profité ci wéetaayu xale yi bu ñuy ñibbi wala aux abords de l'école wala ñu ñëw dans les toilettes di def façon ñaawteef yooyu. bileeg barabu jàngalukaay ñoom ngir xeex li ni mel dañu teg ak comité de veille et d'alerte boo xamante ni ci suuf la kenn yëgut. am nañ fi ñaari maître kenn ki moom laa lay wax discrètement lañ ko nommé rek un surveillant boo xam ne bii moom mooy dénoncer parce que il faut ñu dénoncer pour arrêter l'impunité. moo xam ndongo nga wala njàngalekat ku ci nekk joxante nga ab loxo ngir mën a xeex violence bi ci biir l'école bi. comité jël yi nga xam ne matuwaay yi nga xam ne moo si war ba pare jaaraat si classe yi aussi rappeler defaale lépp ba si xale yi li ñuy lekk sax pendant les récréations fi ñuy dem bu ñu gisee mangue verte la wala bu ñuy gisee leneen loo xam ne mën na leen indi ay gàllankoor. man am naa caractère bu xamante ne may na ma sama moroom du ma yab te yaakaar naa ni ci ñun ñëpp ku ci def loolu kenn du la attaqué comme ça. Bàcc Mbub ab parent d'élève la lii ëlëm na lool xelam muy wax ay pexe. C'est vrai que l'école de la vie c'est très très important am na lu muy jàngal xale bi mais lu ci ëpp nag tey suñu société bi doy waar boo xam ne boo bàyyee xale bi mu nekk ci mbedd mi rek mun nay jàng délinquance. violence lu am la ci biir école Sénégal yi. lii di wane ne
am na ab njàngat goo xam ne def nañ ko ci phénomène bi ci barabu jàngkaay yi ci cadre projet bi nga xam ne ñeel na lycée modèle de la citoyenneté et du civisme. ñu des ci njàng mu ba léegi université Cheikh Ahmadou Bamba ca Bawol foofu it ñii di am licence ci filière yu mel ni kon mbay ak càmm ba sax kon science religieuse ci wàllu diine jox nañ leen seen ay lijaasa ñu toll kon ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay étudiants jóge nag ci université Al Azhar yëpp nga ko ne xam na ni kon boobee université kon lu am solo la ndax Serigne Mamour Mbacké kon di seen kilifa moom it def ci lu am solo ba nga xamante ni kon bën génne daal mën nañoo dugg kon ci li naan le marché de l'emploi ñu ànd ceeg Papa Balla Gaye image yi Talla Samb. dal ñëpp bëggoon a teewe bés bu ñuy jagleen raaya lu tolloog téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ndongo yoo xamante ne am nañu licence ci wàllum sàmm mbay ak lépp lu jëm ci science religieuse ci teewaayu seeni wayjur ay xarit ak i jege ñaale. mu ñëwoon teewal jëwriñ ji ñu dénk wàllum enseignement supérieur ak innovation technologique docteur Sengane Mbodj daal di rafetlu taxawaayuk Serigne Mamour Mbacké ak ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi ngir tàggat ay ndaw yoo xamante ne ñu am njëriñ la ñuy doon. kap moom tel na comprendre ne boo nekkee ci daara yu kaw yi da nga war a daal di fexe daal di tàggat ndaw yi ci anam bu mucc ayib ba nga xamante ne formation bi dina am qualité topp ci indicateurs yoo xamante ne mooy efficacité externe ak efficacité interne te dañ daan yóbbu ndaw yi biti réew ngir ñu daal di dem jàngi te jamono ji nag ñu ngi toog fii te UCAB sax xam na ni jamono ji xeex bi moom mooy fexe daal di am ndaw yoo xamante ne dañ leen di tàggat. xew-xew bi nag bari na woon ay kilifa diine rawatina wuy politique yoo xamante ne ñu nga fa woon ku ci mel ne Soham El Wardini Khalifa Babacar Sall Aïda Mbodj ak agent judiciaire de l'État bi di maître Moussa Bokar Thiam mi nga xamante ne système d'enseignement bi ñu amal ci UCAB doon na loo xam ne rafetlu na ko lool. mais tey jii gis nañu ay ñoo xamante ne dañoo jàng alxuraan jàng arab am bac arabe tey nekk ay ingénieurs yu nga xamante ne mun nañ liggéey comme ku jàng français donc loolu dafa nekk lu am solo ci Sénégal moom rek moo ko fiy def donc lii lu am solo la lu état du Sénégal aussi maa ngi koy félicité bu baax. moom mi daal di taxawal projet bi lee Serigne Mamour Mbacké dellu na di gën di ñaax ndaw yi ngir ñu daal di gën di wéyal seen jàng ak lu mënti am. bu ngeen di waaraate na ngeen ko def ci scientifique bu leen di nag yàlla neen lii dafa arab leen d'accord loolu baax na mais teg leen ko ci nit ki parce que danañ dem tuuti ci kanam. booy waar nit sax boo ko indil ay argument yu leer moo tax ñi jàng dëgg-dëgg léeg-léeg dañuy def na sax am ñu Pastef. Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Cheikh Abdou Fatah moom Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma ñoom nag la ñu daal di tànn ngir bàyyile leen xew-xew bi nga xamante ne boole nañu ci teg xeer bu njëkk bu faculté médecine bu université Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf Papa Balla Gaye ñu dem ci hôpital principal bu Ndakaaru foofu nag dafa mel ni gën nañu rek ñoŋal jumtukaay yi jëm kon ca paj ma ba tax na kon rek ñoŋal na nit service clinique su ko defee kon lépp loo xamante ni kon jumtukaay ñu daal di ko fay indi ka teewe mbir ma di ministre des forces armées di kon kilifa yooye militaires yi ñu dénk kon yorinu boobee hôpital daal di koy rafetlu ne dinañ wéy rek di def yooye investissement su ko defee kon ñi jëm ca boobee hôpital di fa faju duñ am benn jafe-jafe ñu déglu ko moom maître Sidiki Kaba ci micro Mame Birame Diouf ak Alioune Diagne. yi ñu fi gis dañ ci bëgg ndax lépp dañ ko jaar ci li nga xam ne mooy normes internationales yi mais médecins yi ay médecins yu am grande valeur la seen formation ñu bare dañ leen former ci Val-de-Grâce en France nga xam ne seen xel dal soo fi nekkee li nga xam ne mën ko dem wuti ji ci bitim réew mën nga ko am fii ci hôpital principal. directeur de l'hôpital wax na ko léegi te loolu dafa am solo soo duggee ci hôpital ñu xam la xame la loolu dafa am solo looloo tax dañu bëgg tamit que ce médecin ak ñi fii wër maanaam infirmiers yi ba ci technicien de surface yi nañuy téye seen lamine pour que confidentialité bi nga xam ne ku feebar te jombul kenn ku feebar mu dugg ci hôpital mu génn te du ragal ko dañu ko war a vilipender. ñu wax rek ci ki nga xamante ne mooy Mouhamed Mbougar Sarr wàllu culture la moom mi nga xamante ni kon jëloon na fii rek kon raay
am solo fii ci àdduna bi kon moom Mouhamed Mbougar Sarr mi ngi fii ci Sénégal doon rek def li nga xamante ni kon mooy cérémonie dédicace boobee téere bi mu génne fii nag kaka fa teewoon tamit nekk ancien ministre de la culture di Abdoulaye Elimane Kane daal di ñëwaat rek ci solidarité bi nga xamante ne war na am ci ñoom bindkat yi su ko defee lépp loo xamante ni xàcc nañ ko rek ñu daal di koy am ca ndam démb la amoon fële nga xamante ni moom mooy ca Harmattan di maison d'édition nekk fii ci Sénégal. ñu ànd ci ak Maymouna Ndiaye image Younous Diatta. janoo ak ñi nga xam ni wàllum cosaan ak aada moo leen soxal ak ñi nga xam ni ay borom xam-xam lañu livre yi ana fan la toll wante itam waxtaanee li tax lu bari du dox Mouhamed Mbougar Sarr di ñaawlu. Il faut pouvoir assumer à un moment donné. ci sama xalaat bindkat bi kenn waru koo xoqatal bu deful rek lu aay li mu bind daf koo war a assumer ba mu mat sëkk attaqué woon nañ ma fi ci li ma bindoon wante fu mu mujj dama xalaat ni ñun ñi nga xam ni ñun ñooy bind di fi ba foog ñu am solidarité boo xam ni bu ñu attaqué ñu ñëw daal ñuy taxawal loolu nag amul ci ñun loolu rek lay ñaawlu. ku àddu jëmale ci société bi ni muy tëddee ak jafe-jafe yi ñu nemmeeku Felwine Sarr. jafe-jafe yu bari yi ñuy jànkoonteel ñu duppee ko ay dérive léeg-léeg dañuy wàcc yoon te loolu tamit warul am ku ci nekk war nga am sa responsabilité bu mat sëkk boo xam ni xam nga fi ngay tàmbalee ak fa ngay yem dafa am loo xam ni kenn warul laa taaj di la ko wax loolu itam war nañ cee liggéey. àddu nañu jëmale ci livre yi lu tax lu ci bari du jar jafe-jafe yi jëm ci kàllaama gi. kàllaama bi nga xam ni dañ koy bindee mooy tubaab gi loolu itam am na ay jafe-jafe yu mu jur ci sama gis-gis am na liggéey bu yaatu boo xam ni war nañu koo def ñun bindkat yi kàllaama yi nga xam ne nit ñi dañ koo nàmp ñu gën cee gëstu di ci gën a bind di ci bàyyi ndax kat jamono day dox te foofu itam ñu am liggéey boo xam ni dañ koy def ci suñu wàll. ngir ñu soppi doxalin nag Abdoulaye Elimane Kane dafa xalaat ni foog ñu delluwaat ci patrimoine héritage ak lu ni mel. moom Mouhamed Mbougar Sarr kon jëloon fii prix Goncourt ci at mi ñu génn ñu déglu leen li gën a fës ci yenn kaay yi ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ku tëb dal ci xal wolof yi nee nañu na nga fa boite xam ne dese na la weneen tëbin ubbi l'observateur équipe nationale bu Sénégal ci wàllu football ginnaaw qualifié gi ñu qualifié ci coupe du monde Qatar 2022 tey jii ci la ñuy xam ban poule la ñuy bokk ak yéen équipe la ñu koy bokkal tirage au sort bi tey ci ngoon la ca Doha journal bi dañu jàngatal tirage bi gën ci Sénégal ak bi bon ci Sénégal ba di ñu wax ne bu neexee ba neex mën nañoo am Qatar Serbie Costa Rica wala Nouvelle-Zélande bu compliqué ba compliqué nag mën nañoo laal France Brésil Espagne Argentine wala Allemagne stade yéene kay di laaj ci xëtamu njëkk ndax Sénégal France gi woon 2002 duñu ko amaat ci coupe du monde bu ren bi lii xaar gaynde Sénégal yi ci tirage au sort bi stade yéene kay nee nañu ñaar la benn bi mooy France Allemagne Sénégal ak Canada ñaareel bi di Qatar États-Unis Sénégal ak Équateur tirage au sort bu nekk dinañu ci gis li ñu naan groupe de la mort tax record yéene kay xëy di ñu wax groupe de la mort bi ci tirage au sort coupe du monde bi lan la nar a niru Sénégal record nee nañu ñoo nga ca pot 3 ba waa France nag bu ñu amee li leen gënal bëgguñoo daje ak gaynde Sénégal yi Vox Populi bindal ñu ci xëtamu njëkk ne gaynde yi noyetuñu li ñëpp xaar mooy nan la yëfi di tëdde tey ji ci ngoon ginnaaw tirage au sort bi ñu war a def ca Qatar googee ku ko tudd ci réew mi xel dem ci Karim Wade mi fa tagatim bi bu yàgg ba léegi moom Karim Wade moom la l'observateur xëy ci xëtamu njëkk ba dañuy wax ne diggam ak Macky Sall ni mu xajame woon mi ngi wàññeeko ndax kii di Karim Wade ba muy félicité gaynde yi ci seen qualification ci mondial bi dégg nañu ko muy wax bay sant ka gërëm président Macky Sall ci statu Diamniadio bi mu tuddee baayam Abdoulaye Wade Momar Thiam dib docteur ci wàllu communication politique ak professeur Moussa Diaw bu université Gaston Berger bu Ndar ñoo ngi wax ci l'observateur ni ñu jàngatee situation bi ñoom ñaari kàngam yooyee di gëstoo ko xeltu ci wàllu politique kenn ci ñoom di professeur Moussa Diaw nee na waa l'observateur yëf yi mën naa doon ab stratégie politique ndax bu Macky Sall bàyyee ba ñu jege élection législative yi mu amnistie Karim Wade mooy salfaañe na carte gi te lu mën a déstabiliser opposition bi la Boubacar Camara njiital parti construction et solidarité jéngu tabax ni ci l'observateur ñi doon soofantal Macky Sall ak di ko xeeb ñépp rëccu nañu ko ndax Macky Sall moo di koo xam ne bu nakkeeb kurpañ foog mu dal te fu mu ko bëgg a teg la koy dóor
juróom-benn fan ci weeru mai Source A nee nañu bés la bu am solo ci parrainage gi ci élection législative yi ndax ci bés boobee ci la ñuy tàmbali déposé liste parrainage yi dimanche juróom-ñetti fan ci weeru mai ca la ñu koy dakkal la si ne kay nañu parrainage gi mooy coow li ba léegi ndax ñi séq élection législative yi déggooguñu ci Elena Valenciano njiital mission Union européenne di wax ci biir la si ne kay ne parrainage gi lu démocratie nangu la ci jamono jooju coalition buntu bi ñoom li ñu bëgg moo di Sénégal jëfe décision bi nga xam ne cour de justice bu CEDEAO wax na ko ci mbirum parrainage bi ci réew mi quotidien xëy ñu indil leneen li cour de justice bu CEDEAO bi wax ci arrêté Ousmane Ngom bi tere ko manifester biir centre-ville CEDEAO nee na Sénégal arrêté bu Ousmane Ngom bi Sud Quotidien nañu CEDEAO Macky Sall la teg pression ne lu yées juróom-benn weer ginnaaw décision bi mu fi jëloon jëm ci wàllu parrainage gi cour de justice bu CEDEAO appal na Sénégal délai ñetti weer ngir mu jëlee fi arrêté bu Ousmane Ngom bi ba defal ko ci rapport Mariama Mané ma nga ca kaso ba Libération moo ñu ko wax ba di ñu fàttali ne Mariama Mané mooy ndaw si dëkk ca Nioro te jëloon ñaari doomi wu jëm yeewoon leen doon leen maltraité filmé woon yëfi yónnee ko yaayi xale yi moom Mariama Mané am ñaar fukkeet ak ñaar tribunalub Kaolack mandat dépôt na ko Mariama nee na yaayu xale yi da ko doon menacé moo taxoon mu teg mise en scène bu ni mel ngir bëggoon koo naqaral li naqari dëgg mi ngi ci Vox Populi mu di benn autiste bu jigéen bu toll ci ñaar fukkeet ak benn yéenekaay bi nee nañu keroog bi Sénégal gagné Coupe d'Afrique ba nit ñi génnoon doon manifester ak doon feetu moom autiste bu jigéen bi juróom-ñaari waxambaane ñoo ko ca Tëngéej yegg ci kawam. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokkee ni te jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias li la leen fi doon dégtal ci ay xibaar fàttali leen ni kon ci kanam bu ñetti waxtu jotee télévision Futurs Médias di leen dégtal tirage au sort jëm kon ci coupe du monde Qatar 2022 Mampat Ndoye ak desk sport bi di leen fi teew kon lépp lu fa tukkee ñu daal di leen koy rek dégtal ñu ngi leen ñaanal bëccëgu jàmm jërë ngeen jëf.